altine fukki fan ak ñaar ci weeru avril ci atum 2021 délégation bi saytu titre foncier Touba teewaat fii ci daara Hizbut Tarqiyyah ci njiitul gouverneur bu Diourbel préfet sous-préfet Maax ci teewaayu Serigne Mame Cheikhouna Mbacké feggoo ak maire Abdou Lahad Ka ci liggéey bi nga xam ne sant nañ ko Hizbut yi jëm ko ci borne yi ñu war a borne titre foncier bu Touba. téeméeri borne ak juróom fukk ak juróom mbenn la leen santoon def nañ téeméeri borne ak juróom fukk ak juróom ñeent loolu nag liggéey bu am solo la maire bu Touba tamit jël saas financement lépp jëm ci wàllu xaalis lépp moo ko jël saas financé ko ba tey liggéey boobu yemb benn essai nag daal di dem seeti borne yi ñu teewlu maire Abdou Lahad Ka ci wàllu technique liggéey bi nga xamante ne Hizbut yi liggéey nañ ko te muy liggéey bu mucc ayib ñu teewlu maire Abdou Lahad Ka. qualité de travail bi la lay expliquer étanchéité bi li muy jëriñ mooy ndox du mën a dugg ci ciment bi bay attaquer fer bi xam nga boo amul étanchéité bu yàggee ciment bi day tooy bu tooyee ba mu yàgg day attaquer fer bi te bu demee ci fer bi rek lekk ko li muy njëkk def mooy séparer ko ciment bi tàmbali ko lekk moo tax mu def ko ni pour mesure de sécurité aussi li nga xam ne fi ano bee ngay gis ci kaw nga xam ne grille bi moom lay lonk mujj maanaam moo ñëw ba ci suuf pour doo ko jëkkati mu foq wala mu damm wala mu def lenn parce que benn fer la ba ci suuf donc noonu ni mu maayee fer bi loolu lay wax donc liggéeyu qualité la boo xam ne en même temps gis nga ni mel bu guddee boo ci dooree lumière gis nga ni mu def peinture bi rouge blanc bi foo ko dooree lumière da nga ko seen xam ne lee donc lu dara la bu fekkoon ne dafa ñuul rek wala mu weex rek donc mën naa bañ a mais moo tax mu def ko nii pour liggéey bi vraiment qualité la teg na ko ci ay normes yoo xam ne am na solo te gis nga ko ni ñi béton bi ni donc bétonnière moo ko ménagé donc ñu vivre ko donc vivre ko moo tax mu feeñee nii boo amuloon vibrateur du feeñee nii mu feeñee liggéey bi daal vraiment def na ko qualité boo xam ne yaakaar naa ne titre foncier Touba moom kenn dootu wax fu mu tàmbalee ak fu mu yem. bi ñu jógee foofu nag dellusiwaat nañ ci biir daara ji toogaat nag ngir waxtaanee lu jëm ci wàllu techniciens yi nag waxtaanee lu jëm ci liggéey bi ñu teewlu kàddu Youssou Diop mi jiite daara Hizbut Tarqiyyah ginnaaw liggéey bi ñu ko santoon nag taxawaay bi nga xamante ne maire Abdou Lahad Ka taxaw na ko ci ñu teewlu kàddu Youssou Diop. boo gisee ma amoon fit di liggéey sax sur fond interne au départ moom am gu ma am confiance ci moom te xam ne itam moom avant commune bi di def action moom moo jëkk def action ma boole ko action Hizbut Tarqiyyah pour ñu door a pour ñu mën a liggéey bañ a taxaw moo tax confiance bu réciproque boobu ci lañ liggéeyee loolu moom lañ ko xam te it ñun lépp lu ñuy liggéey ci lu mel nii suñu gisul woon action commune bi ñun dinañ jël ci keesu Hizbut Tarqiyyah liggéey ko ndax fi ñu toll nii loolu wax dëgg yàlla lii la sécurisation du titre foncier de Touba kooku taalibe bu nekk bu doon sa sago sa dërëm dem ci donc man esprit boobu laa ko gisee moo tax foofu ma sant ko par rapport ak ñi ñu àndee ci ndigalal sëriñ bi ak ñi mu rafetee loolu la léegi nag Pape Makodou Diouf jël ay kàddu leeral mu nekk nag ki nga xamante moo jiite impôt domaine ci Diourbel liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey am solo gi nga xam am na solo leeral na ci ay kàddu ñu teewlu ko. lépp luy accompagnement ci liggéey bi ñu ngi koy sàkk ci yow mais lépp luy ñaan itam ñu ngi koy sàkk kilifa yi diine yi ñu fekk donc liggéey bi ñu fekk nii di ko dabee gouverneur insisté woon na trop tey pour ñu fekkee ko waaye rëccuwuñ ñi tax ñu ñëw parce que tax na ñoom une vue très globale de l'objectif te loolu xawoon naa ci échanger ak monsieur le maire au bureau parce que suuf su amee organisation rek day yombal lu bëri te day jëriñ askan wi te day jëriñ opérateur économique yi parce que un opérateur économique li mu gën a soxla mooy am un droit réel mën ko yóbbu banque mën a am financement te loolu dafa am solo ci deuxième capitale économique au Sénégal donc loolu su amul mën na wàññi source de financement yi te loolu dafa war a nekk gis-gis boo bu bees bu ñu war a am ci suuf ñu nekk au moyen de financement de l'économie. ginnaaw ba nag mbooleem ñi nga xamante ne tamit teew nañ fi ñëpp ci équipe technique jël nañu ay kàddu góornóor ñoom ñëpp wante nag dañuy jóge foofu fa seen ñëw ci Serigne Cheikh Bass mu Serigne Abdou Khadre mi nga xamante ne moom la moo jiite liggéey bi ñu leeral ko fi nga xam ne feen toll ñu teewlu kàddu yi Serigne Mame Cheikhouna Mbacké. yàlla def ci tawfeex monsieur le maire Abdou Lahad Ka waxoon ne moom dana jël lépp dana yanu lépp ngir fas ko yéene def li mu war a bu noppee da koy bu jëlee li nga xam ne moom lañ ko war a defee dana ko teg ci loxol sëñ Youssou mii
nga xam ne moo jiite Hizbut Tarqiyyah mu teg ko ci loxoom bu ko defee mu defar ko ci normes yi nga xam ne moom la monsieur le gouverneur ak techniciens yi àndoon d'accord ci ngir ñu liggéey ko noonu foofu lañ toll woon tey bi mu noppee nag bi mu ko yëgalee monsieur le gouverneur mu wax ne nañu ñëw teg ci suñu bët réceptionné ko ba xam ne noppi na bi ñu ñëwee nag alhamdulilahi rabbil alamin fekk nañ ko mu doon liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la borne yi rëy na mat na am na poids gudd na ba nga xam ne daal ni ñu ko yaakaare woon gis nañ ko lu ko ëpp ndax monsieur le gouverneur seetlu na ko sànq ba am waxal ko boppam wax ne borne yi loo xam ne liggéey bi am na solo ba kawe suñu njort boo ko sampee bu dee bëccëg da yomb a séen waaye bu dee guddi itam yàlla def nañ ci ay matières yoo xam ne dana tax boo ko jubee itam dana yomb séen ko ba du la yàqal dara da nga ko mën a teggee noo nga xam noonu lañ ko war a teggee. bi ñu dikkee itam ni ma ko waxee sëñ Youssou fekk nañ mu def lépp li nga xam ne kawe na suñu njort bu fekkente ne mën na ko itam ci maire moo tax mu man loolu muy sëñ Abdou Lahad kon tey li ñu yëg suñu sentiment bopp daal mooy sant yàlla bu baax am mbégte lool ci li nga xam ne moo xew. ginnaaw kàddu Serigne Mame Thierno ñu teewlu kàddu yu maire Abdou Lahad Ka ci ay leeral ci liggéey bi nga xamante ne moo leen doon liggéey fan la ci toll. ñu de comme ni ko sëñ ko so waxee rek li ci ëpp solo mooy biñ ko waxtaanee ba tënk def nañ état des lieux ci titre foncier bi tàmbalee ci borne bi njëkk wër ko ba dellusiwaat ci borne bi ñu tàmbalee woon muy 74 kilomètres yi xool nañ ko gis ne borne yi dafa xawoon gàtt yenn yi dafa réer ci loolu la gouverneur xalaate ne dañoo war a defaat yeneen borne ñu waxtaan ba ne ak service technique yi ba def ba tënk loolu jox ko sa jius ñoom ñi muy SB yi ñu xalaat nan lañ ko war a defee biñ leen ko joxee def nañ ko defin woo xam ne bu mucc ayib la ndax benn bu nekk def nañ ko war na 800 kilos daal def na hauteur 2 mètres loolu ba nga xam ne yaakaar naa ne fu mu xas tegu yaakaar naa ne doot foo taxawati seen ko foo jubati dëkk bi boo duggee titre foncier bi da nga xam ne dugg nga titre foncier bi booy génn ci dëkk bi boo génnee booy tolloo borne yi da nga xam ne génn nga titre foncier bi te defe naa ne loolu nga ñu santoon ci turu sëñ bi ne nañ ko defar mandargaal ko ba muy lu ñëpp xam ba kenn dootu ci mën a dugg wala kenn dootu ko mën a jeg wala ku ko jegeet wala nga dugg ci xam ne yaa ngi ci li nga xam ne mooy biir titre foncier bi defe nañ ko noonu loolu nag biñ demee réceptionné nañ ko borne yëpp noppi na war a toll ci 156 la woon léegi ñoom def nañ ba 159 yoo xam ne nii pour ngir am na supplémentaire boo xam ne bu ñu demoon ba ci quantité bi ñu juum ci du tax ñu wutiwaat ko loolu daal la ñu doon tënk bi ñu xaymaa nag li nga xam ne yaakaar na ni lii moo ko waroon def looloo taxoon ma ne leen dinaa ko fas yéene financé incha allah financé nañ ko ba ñoom liggéey nañ ko liggéey bu rafet ci plan bi urbanisme bi muy waxee waxtaan nañ ci ak gouverneur directeur ONAS nee na dana fi ñëw ci le 26 pour ñu mën a ci commune bi pour ñu mën a toog ak administration bi da def programme bi waxtaane ko ngir man koo tàmbali def ko ba nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne mooy am ci nawet bi yu bëree ñu xool nan lañ koy préparer ak plan bi de urbanisme bi nan lañ koy def ak plan de assainissement bi ñu mën a service technique yi mën a ànd ñu mën koo def ba tënk ko mën leen koo jébbal nga xam ne dëkk bi lii la laaj boo ëllëgee ki si biir lépp loo ci soxla wala loo ci bëgg def da nga am table de bord boo xam ne moo lay indiqué ne nii lañ ko war a defee wala fii lañ ko war a def loolu it tënk nañ ko ba lépp daal yaakaar naa ne mi ngi ci aw yoon. kàddu yooyu tamit kii di gouverneur di ne kàddu leeralaat liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko liggéey fan lañ ci toll ak am solo gi am solo. tey nag liggéey bi ñu doon liggéey am na solo mooy ñoom borne ni ñu waxoon ne nii la war a mel ñu dessiné ko rëdd ci këyit tey gis nañ ne. sëñ Youssou liggéey na ko liggéey bu gën sax liggéey bañ ko yaakaaroon nombre ba lim bi weesu na sax lim ba ñu waxoon ci délai yi nga xam ne aussi le 10 fekk na mu pare te le 10 la ñu waxoon moom moo ne ma man day pare naa
moom kon bokk li mu waroon def na ko maire bi waroon na financer itam la mu waroon joxe la lépp mu desoon rek ñu ñëw xool ndax lañ waxoon est-ce que mel na nii waaye fa dëgg yàlla suñu xol sedd na li ñuy gis doy nañu mu des nag étape ba beneen bi mooy cadastre ñu ngi fi dina ànd ak waa Hizbut Tarqiyyah sëñ gisu leen jiite leen ñu daje waxtaan teg plan bi xool naka la ñuy sampe borne ya loolu ñu teewlu kàddu yi Serigne Cheikh Bass mu Serigne Abdou Khadir kàddu yi nga xam ne yëg na ko turu Serigne Mountakha mu Serigne Bassirou yàlla na fi yàgg loolu te wér xalifa général des mourides ñu teewlu kàddu yi Serigne Cheikh Bass mu Serigne Abdou Khadir. Gouverneur ak mboolem délégation bi ñu ànd ak bépp di préfet bu Mbacké ak sous-préfet bu Ndam ak mboolem service chef de service yëpp di waa urbanisme ak waa CADES ñu ngi leen di delloo am nuyoo ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ni fii Serigne Touba di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér moom mi nga xam ne ci xalaatam ak gis-gisam bu sori ci la xalaate ndaje mi nga xam ne ñu ngi koy def tey ndax moom yàlla dafa def ni ngeen ko xam ne rek waxtu ne yitteem jëpp mooy di xalaat dëkk bi gën a yaatoo nu mu gën a ñoŋe nu mu gën a dëppoo ni ko borom bëggee ci biir xalaatam yu kaw yooyu nag ci la xalaate lii ngir bëgg li nga xam ne mooy titre foncier bi nga xam ne ni ko sëñ Koso waxee léegi ñu ngi tàmbali woon sax ci Cheikh Mouhamadou Moustapha mu defoon ci li wër jumaa ji ba agsi ci Serigne Saliou Mbacké mu yóbbu ko ci fi mu àgg nga xam ne jël na mbalum suuf suba sëpp ba jëlaale lu bare bare ci loo xam ne bokku ci woon ci atum 2000 kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi lay yëkkati cant ak ngërëm di ko ci sa loxo dama la ko waxee keroog bi ñu jotantee ndax sëriñ bi moom itam jëpp la ci jiitu mooy sàmm dëkku Tuubaa bi ba ni ko borom bëggee dara bañ koo ruur waaye dara bañ koo ñàcc kon képp koo xam ne gis na ne yaa ngi koy jàppale ci taxawaay boobu fu mu toll di la sant di la gërëm te di la ñaanal te moom nag àgg na ci borom ko foo xam ne waxuma ku mu wéeti ñaanal la ci boromam waaye ku xolam sedd ci yow rek faaw yàlla sedd sa xol te doy na la sëkk cant ndax jëkko fi am na ñu def jiitu waaye bu demee ba tànn Sëñ Koso mi nga xam ne mooy ab taawam boole ko ki ndaw yóbbante ko ne ko ne yow yónni ko ne yow ba ci yow fekk la njariñ sant la gërëm la loolu doy na sëkk médaille ci yow kon ñu ngi lay ñaanal bu baax suñu borom gën laa dimbale ba yéen ji nga xam ne am na ko ci yow te liggéey bi ngeen seq tax yàlla dimbale la ko ba lépp àgg boo fi jógee ci yokkute yaa ngi ñu ngi ko seqal ñëpp di préfet ak sous-préfet kon li Serigne Thierno wax doy na sëkk ci leeral ndax yàlla def na bi ñu ci Serigne bi boole ak yéen ñu jiitalaatoon ko ci mu ànd ko ak yéen ngir dama ko waxee woon rek defuñ ko rek ngir li ko Serigne bi jur waaye ak xamam ak ñor gi mu ko ñor ak yitte gi mu ko itteel ngir xam naa loolu lu mu doon ci waajuram la moo tax ñu boole ko ak yéen ginnaaw bu ko ci Serigne bi joxe ndigal ngeen ànd ko ak moom ba liggéey bi sotti tey Serigne Abdou Lahad yow itam ñu ngi lay sant bu baax ndax xam nañ ne sax warusu laa sant ndax li moo koy faral di wax rek commune bi àll la Serigne bi yow moo fa nekkee Serigne bi la fa teg kon bu la Serigne bi santee wala gis bëgg-bëgg suñu nga dàq ko def ko kon loolu sabab mu koy defal waaye ñu ngi lay ci sant ci turu Serigne bi la ñaan itam yooyu yàlla gën laa dimbale ba nga àggale sa mission ni nga ko bëggee. di gërëm bu baax it Serigne Youssou Diop mi nga xam moo jiite daara Hizbut Tarqiyyah moo itam ci yitteem ak position taxawaayam ndax bi fi Serigne Atou bàyyi ko ba nag itam fekk na ci nekkam li ëpp ci liggéey bi mu xamoo ko ndax moo ko daan doxal kon looloo war a liggéey bi yomb ci moom waaye ndigal yi ko fi Serigne bi jox yëpp itam bu ci ne wane na ca taxawaay bu ëpp bañ ca daa def ndax ba ci jiitu mooy bii foog naa ne ci liggéey yu ko Serigne bi ko sant la kon loolu itam too fi xam juree yow moom itam ba ca dolli ko waat mooy liggéey bi mu ko doon taxawloo ci ndimbal yi mu doon dimbalee ñi loru ak ñi ñàkk seen bakkan ci yi fi xewoon
ba ca dolli ko ak mooy liggéey koor gi yëpp day tawfeex yoo xam ne lu ci ne itam def na ci jiite def ci joom bés def ci pësé def ci taxawaayam kon daal ngir bañ a guddal kon liggéey bi daanaka sori na xëy na àggagul nag kon ba lañ ko jeexal dañuy bàyyi rek ba ñu samp doom yi ba réception ko ba lépp jeex waaye lii sëñ ko soo seere léegi rek ci yëg-yëg bi mu ci am ak yëg-yëg bi ci taalib yëpp am ak yéen ñi nga xam ne yéen seq liggéey bi loolu doy na sëkk kon ñu ngi yemale foofu kàddu yi di ñaan rek lépp àgg te li ci sëriñ bi di séentu yaakaar nañ ci ñun ñëpp ba tax mu yónni ñu ngir ñu doxal ko ci mission bi yëpp sotti ñu day ci tawfeex day ci ngërëmam moom ndax buñ ci dajee ngërëmam rek day ci ngërëm Sëriñ Tuubaa te ngërëm Sëriñ Tuubaa rek la ñu sakku. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. li ngeen jëf mbokk yi mu doon li ñu jëleen fii tey jii ci liggéey bi nga xamante ne comité bi nga xamante ne ñooy saytu titre foncier Touba doon nañ ko liggéey ci teewaayu mboolem délégation bu takk loolu di sant ñëpp di gërëm ñëpp seen mbokk yi Mor Fall Mbaye jërë ngeen jëf mbokk yi.